wàññi sama bi vraiment. waaw bisimilah. alhamdulilah ñu ngi koy taw rek yéen hélas nee na fi waaw jërëjëf Baye jërëjëf nga ne moom nga ñëw. ok bu baax jërëjëf waaw fekk la jàmm moo la doon nekk ak jaar nañ leen baax a baax yaa ngi jëm ay bàyyi bismillah Fall yàlla bi dara jàpp c'est bon bismillah jërëjëf jaajëf waay sama gars yi siyaara baax a baax bàyyi xel si lépp ëllëg nag ak si biir lay am yàllaa ko xam ñoom nu bëgg ko lan la maire yor département bi mais dañ lay ñaan bis booy kay man maire yi noo ma gën a daay leen jeunes yi moom xam naa ne après nañ jël kàddu ñoom waxal li nga xamante ni seen i soxla la ak seen i doléance nga dégg ko nga tontu leen si waaye suñu yaay booy yi ñun dañuy bir ni maanaam à chaque fois dañ si nekk ak ñoom di gis ñuy sonn suba ak ngoon di ko jaayante si lu nekk barke maam Cheikh Rafaal ngir bëgg la xam nga jeune bi moom xañ na da yor esprit di man su may wooteel maire programme laay ànd ak délégation monsieur Matar Mbengue la maire du commune sud donc les ziar bu baax a baax di nuyu Moussa Ndoye et l'autre kii bu di nuyu gars yëpp ñu àndal di wax ne tey journée bi dafa nekk li nga xam ne da ngeen ñëw jàkkaarloo ak seen maire yaakaar naa ne am ngeen ay xalaat te am ngeen ay xel ngeen war a ñëw ci maire laaj ko fan la yóbbu fekkoon Kër Massar ak fan la yóbbu Kër Massar ak fan la bëgg yóbbu Kër Massar li leen umpoon ci seen i xel mu leeralal leen ko lu ngeen jotoon a xam mu manqué tuuti mu gën leen ko leeral aussi parce que te olof dafay faral di wax naan tungu ni teew ñi netaal ci dëkk kon lan nga góob parce que bayoon nga ci Kër Massar li nga bayoon tey ji yaa ngi wàcc ci population bu Darou Salam ñëw tey jàkkaarloo ñoom ànd ak délégation bu russe bi mun nañ na wax ne tey jii jigéen ñi toog fii ak jeunes yi toog fii gëm ak respecté la ak bëgg sa liggéey ak fonk la moo tax ñu teew di la xaar boobu ba léegi parce que jàmbaar nga boo defutoon dara kenn du fi toog di la xaar damay faral di wax naan ñu nit ki nag balaa nga koy laaj lu góor da nga koy laaj ana lam la bay te dafa mel da ngaa bay monsieur le maire honorable député président ba sa loxo ba Kër Massar dégg département gis nañ ni Kër Massar meloon ak ni mu mel tey xam-xam yi changé na xaj na nag ku neex lu ne nga ne gis ma weer wala nga ne suukar neexul waaye doon na suukar saful parce que ku ko dugal ci kaas boo buuxee mu saf-saf kon tey ji ñu ngi ñaanal Matar Mbengue directeur de cabinet ànd bu yàgg rek mooy dëgg bu doon dëgg du yàgg tey ji mu muñoon commencé ci 1 di 2 di 3 ba tey ji ñu jox ko liste coordinateur Kër Massar Sud ngeen jaajëfal tàcc ko bu baax liggéey bu rafet bu am ci honorable député la kon nag askanu Góor askanu Daaru Salaam kàddu yaa ngi noonu képp ku nga xam ne tey jii bëggoon nga jàkkaarloog sa maire lu leeratoon say nopp mun nga ko jël kàddu ñu jox la ko nga leeral ko ci nopp képp ku bëgg a wax nag débat bi dafay ubbeeku parce que dañoo soxla li nga xam ne tey jii peut-être yegg suñu toon ci moom wala mu waroon ko leeral askan wi mu ngi seen xol bu ngeen ko laajee mu leeral leen ko mu gën a rafet jaajëf. Monsieur le maire Moustapha Mbengue waa Darou Salam nee nañu honorable député maire Moustapha Mbengue waa Darou Salam nee nañu ñi ngi lay dalal ak jàmm monsieur le maire Moustapha Mbengue nee na bala maa nuyoo nee na daf leen bëgg lool nee na daf leen sopp lool nee na ànd gi ngeen ànd ak moom neex na ko lool monsieur le maire ñii nee nañu ñoo la raw lool may nuyoo ci turu délégation bi ñu àndal délégation bi nag tey dafa ala dawme monsieur le maire daa jóge sud ànd ak le maire Matar Mbengue ñëw fii ci Boune futur maire de sud Matar Mbengue ñëw fii ci Boune waaye monsieur le maire it daa jóge nord ànd ak Abdou Ndoye Terma Ngone madame Diallo ak délégation bu mag bii nga xam ne ci kanam naa ci ñëw ci Moussa Ba la Lyon soxna madame Ba
ah monsieur le maire tey ëpp nañ la doole fii de Ablaye Gueye ah monsieur le maire yëf yi yombul ci yow de. ndax dañu am Moussa Ba deel wax Moussa Ba. Moussa Ba mii toog laay wax Daaru Misel. Daaru Misel moo ne ci ñun. ah tey ñoo leen ëpp doole de tey monsieur le maire ah tey Abdou Ndoye wan na ni gone màgg na de ah mi ngi doxal waaw xelit dal na ci moom na ma la ko waxee woon barki démb. tey nag fii ma jël fi micro jàkkaarloo ak ndaw ñi ak mag ñi jigéen ñu sell ñii damay neex lool waaye nag dama bëgg ngeen xam ni ku am gan soppib lalin ku am gan yokku cin damay faral di wax ni ku yëy ba yëy yaxi ba ku yëy nga yaxub yëy katu yax kuy jàkkaarlool ba jàkkaarloog la maire Moustapha Mbengue mi toog jàkkaarloo nga daanaan moo tax ma ne léeg-léeg nga gis yëykat bu bar bañ koy jaawalee koy warax lii ma nar a wax duma ko paraxee muy niroo ki cax damay takk tikki teg na ko ci te kacc di ci rax monsieur le maire waa dëkk bi nee nañ dañ laa sopp lool moo tax ndaw ñi ci ngoon ba tey ñu lay xaar yow it ci ngoon ba tey nga ne bu ñu def lenn lu mu guddi nañu dem wuy ji ndaw ji ki yaa ngi nee toog ba nga ko nee toppal ci ginnaaw Abdou Ndoye ngeen dem ànd ak la maire Omar toog ba tey dëpput ak ñi ñu àndal ñëpp sama yaay Ndeye Fall di sa yaay di yaay Omar topp ak ñi nga xamante ne si wàññi ko tuuti sama kaddu daa xaw a rëy de yoruma kaddu gone nañu ko wàññi na yem rek waaw kay ba gone yi ñëw kon monsieur le maire Tafa Mbengue na sa xel dal na dal ci kaw na dal sidd na dal noor ndax ay soldaar yoo formé képp bañ waajal leen bañ war a dem guerre ñoom nga tasaare ci Kër Massar bi yëpp kon boo tëddee na nga nelaw ba yandoor ndax nag fi mu toll fu waay jóge ab politicien bu nee la yaa ngi may gaañ boo siggee gis ko rek gis ngam Tafa Mbengue ku ci yor kaddu di wax da ngay jàpp ne Tafa Mbengue mu taxaway wax man damaa war démb ci Abdou Ndoye démb ma nettali lu ndaw démb fee la jàpp benn waay buñ naan démb fee la jàpp benn waay bu sant Jaase rukk ko ba mu nooy man damaa jàppoon ne Abdou Ndoye imam la waaye démb laa pare ci mbiram démb laa ne ko dama doon waaj a julli di la dénk waaye ndekete li ci Tafa Mbengue lépp a ngi ci yow waaye dama ni kaani garabu kaani doom jaa gën a wex jaan doom jaag ju mag ja ñoo yam ju la ci matt boo yeexee lugg doomi jaan boo ko xeebee ba mu mattee boo yeexee lugg dem yomal xiyam garabu kaani doom jaa gën a wex garab ja mën naa taxaw ne lëng waaye doom ja cay meññee moo gën a wex kon monsieur le maire Abdou Ndoye mi defar nga ko ak ñu mel ni moom dama ni nag hélas laay nuyu moom tamit ndax moom laa fekk mu yor kàddu gi waaye dama ni ku wal mburu tudd dëkk kenn mënut a dajeeg fii ndaw ñi te doo remercier Lamine Mbengue gis nañu liggéey bi waaye kenn du fallu yax bi sew na lool waaye liggéey bi rëy na lool fallu yàlla sa jàmm yàgg waaye kenn du Moustapha sama xarit bii toog ba mu jàppee ba tey bàyyiwul loo def monsieur le maire booy for xeer sax Moustapha foto na la na nga xam li ngay def de dafa téléphone bi daa gaaw de dafa ne la koy dugal dafa ngi fépp kon yéen gone yi dama bëgg nag ku war a wax rek nga jaar ci bindukaay bi bindu ñëw fi wax question yi laa bëgg ngeen di ko posé tey nag dama bëgg mag ñi toog déglu bàyyi ak gone yi rek monsieur le maire ndax gone yi ànd mag ak gone ànd bàyyi ak yaay ànd maam ak bàjjan ànd tey nag gone yee invité le maire comme yéen bu ngeen amee seeni mbootaay da ngeen di invité maire mu ñëw toog def defi mbootaay tey yaay yi bàyyi leen gone yi jàkkaarloog maire mu mel ne mbojum kaane ku mas ko wut da nga saqat gone yi ñëw leen ana xale yi tàcc leen sama seeni waay waaye tàcc leen ko waay salaamaaleykum monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la ziar ñi nga àndal ñëpp di kontaan ci yow man moom awma lu ma lay wax ndax dangaa jëf ma gis ñi may waxal mooy sama yaay yi toog ak jeunes yi toog ndax toujours ñu jóge seeni kër comme ASC bi soxla wala ñeneen soxla ñu ñëw ci man ma ñëw ci yow nga faj ko barki démb ci mujj bi final bi ñuy fubal quart de finale ñu def ci lu rëy kon nag ñoom xam nañ fi ñu leen féete bu dee jigéen ñi li ma leen di wax chaque jour rek gaynde gu góor du rëbbi ku jigéen mooy rëbbi na metti na tàng bu leen kenn jënd kenn ku nekk xam nga li nga mëne carte yi génn na dem leen jëli seeni carte toog seeni kër réglé ku leen indi seen xaalis lekk leen ko su voté jotee xam ngeen ki fi gën muy Moustapha Mbengue honorable Moustapha Mbengue
commune bi xam ngeen ko Omar Top ñu fal ko teg ko ci kii bi ci mairie bi mu liggéey xale yu góor yi nag yéen xam ngeen ndax chaque jour dama leen di wax ne leen gàddu mbooloo moo xamul foo leen jëmee wàcc leen te xam fa nga jëm a ko gën a wóor kon yaakaar naa yow xam nga fi nga jëm merci beaucoup. jeune yu diplômé en commençant par man mi maa ngi sama bac plus 5 mais mënees naa ne amul njëriñ sama tante laa ko jox mu koy jaayee ci dugub. waaw te tamit suñu yaay yi nga xam ne ñoo fi toog soxla nañ tamit ki nga xam ne moo leen di financement soxla nañ ko mais su ma nee financement nag bokkut ak financement ya nga xam ne moo fi jaaroon ñu jox la benn 200000 ne la non non da ngay fay 200000 yi avec un intérêt de 15 voire même 20% loolu foog naa ne du financement sama yaay bii nii maa ko ne bul jël ndax lii soo ko jëlee mënoo ko fay waaw. Troisième point bi nag moo nekk manque d'infrastructure buun amul dara buun amul stade sax amu fi benn terrain lañ fi am fii nii te terrain bi sax ndox bi léegi nangu na ko waaw bëgg nañ nag ku ñu si jàppale defaral ñu ko ba mu xaw a tane wala ñu xool beneen lieu bi nga xam ne peut-être mën nañ fa def stade buun amul jardin public buun amul dara école buun bii nii école buun bii nii nga xam ne moo fi nekk école bi gis nga nu mu mel école bi amul bibliothèque école bi toilette yi baaxul école bi dara normalul si école bi waaw monsieur le maire nag ñetti points yi nga xam ne moom laa fi énuméré bëggoon naa tey nga wax ñu lan ngay teg pour saafaral ñu loolu en d'autres termes moo nekk lan moo nekk sa programme de campagne. tey xale yi waa Boune ñoo tax muy jànq yi muy xale yu góor yi man nag monsieur le maire maa ngi nuyu saas yi balaa may wax dara naa nuyu saas yi Ramata ñëw fi waaye saas yëpp a ngi ni ñëw te Awa Sow mii moo ma boole woon ak ñoom te bu ñu jógee rek ñu jóg waaye tey li ma soxal tey nag xale yi la monsieur le maire xale yaa ngi ci koñ bi liggéeyuñu jàng nañ ñii jàng nañ ba am bac amuñu place ñii jàng nañ ba am bac mu ñu dem sax cité ndax kenn kii jàllalu leen ñu ngi ci koñ bi xale yu góor yaa ngi ci koñ bi damay monsieur le maire damay dem réunion loolu damay metti toujours damay wax Mamadou lan moo tax du ngay ñëw réunion ndax ngeen toog fi monsieur le maire di leen di gis xam seen buge xam li ngeen war a def loolu de may metti monsieur le maire man xale yu góor yi samay xaj lañ ndax télé baa ngi nii corona bi li muy metti ñëpp ma leen a dàq fii la ñu raxasoo fii la ñu toog guddeeg bëccëg may seen yaay may seen xale man bëgg naa daal li may wax tey yëpp xale yu góor yi tax ak xale jigéen yi waaw di nuyu ba Abdou mooy suñu mag mooy suñu caameñ moo ma jàppale monsieur le maire bu guddee xale yu góor dañuy coow bu ma lee wàññi leen mu ne ma bàyyi leen lu ñu nekk mu ne wax leen ma loolu itam maa ko ci girum di ko ci sant di girum waa koñ bi yëpp girum nag jigéen ñi fi toog timis ba tey ñu ngi toog jigéen yaa ngi di toog tooguñu reer julli wuñu defuñu dara jàmbaar lañ nag jigéen buun yi di nuyu nag kii day faal toujours dama lay gis nga bu may ñëw man kese fii laay jaar te fii dafa lëndëm aw ma comme ni ko may àndal waaw waaye damay dem ba yàgg rek ma rocceeku ndànk ñëw yu seli may xool bu baax nag may gis su bi ñëw bu nekk ma taxaw waaw Awa Sow mi kii nag Awa moo ma boole woon nag Ramata Awa nag ku baax soxorul i ñaanu maa ngi ñaanal ñëpp dafa guddi nag duñu war a wax yëpp maa ngi jégal waxaat alhamdulilah rabbil alamin parce que depuis boobu bañ ma ko waxee ba léegi tooguma fu ne maa ngi daw te ñii toog ñoom ñëpp samay yaay lañu kër gu ne ñeme naa fa dugg mag ñi fi nekk tamit samay papa lañu kër gu si nekk ñeme naa fa dugg parce que wan naa leen loo xam ne tey su ma jegee ne leen lii laa bëgg bu naree ñaaro dañ may wax bàyyil mais kër gu ma dugg dama leen ko wax ñu ànd seeg man ñi ne ma waroon nga yàgg a def lii mais xaj na àpp bi moo jotul yàlla lépp lu mu mooñaale doomu aadama tànk àpp bi jotul du mus a sotti mais su jotee rek jot na kon nag lu jot dafay sotti te incha allah dinaa ñeme ngir sama yaay yi mère Awa Sow mama Oumy ba si sama yaay ji toog bañ ma ko waxee dama leen ne du ma
du ma ko ñemee gàntal lépp lu ngeen ma wax rek dama koy def lépp luñ ma wax dama koy def su ma naroon tukki sax ñu ne ma buy dem damay toog mooy maire yi toog di sant sama goro bu baax yàggoon na ma yéene lii muy maire Fana Mbele noonu wax yàgg na ma di wax ne del dem si réunion yi ngay xam li xew seen morom rek ñoom ñoo fay nekk waaye moom mi ngi wax keneen ak keneen mu ngi wax mais li ñuy wax xaw ma ko woon tey laa koy door a xam te incha allahu rabbi fépp fu ñu ma ne foofu laa jëm barke Baye Niass képp ku ma xam rek xamal ne man du ma dox si caaxaan fii ma nekk su ma ñemee ñoom la barke Cheikhou Tidiane su ma ñemee rek ñoom la xale yële nag mooy ñu doon wax sànq man ak ñoom ñoo bokk ndey ak baay soo ma fekkee seen biir too xamee ki mag ak ku magul terrain bu ndaw bi ñuy fubale dañuy sol culotte ma sol culotte maag ñoom loolu dama leen di jàngal ngir ëllëg en même temps di si jàngal suñuy doom ngir ëllëg bu ñu ñëwee fu seen papa yi tegoon seen tànk ñoom ñu teg fa seen tànk kon bu ngeen fa nekkee da ngeen di bokk ndey ngeen bokk baay parce que koñ bi la ñu am du ñu xaar kenn mu ñëw di ñu ko defaral alhamdulilah nag ba nga ñëwee buun nekk na milieu boo xam ne dafa rukkee ba ñu bëri ñemewuñ ko da ngaa am sens nag fi nga toog barke Baye Niass da nga am sens da nga am sens de barke Cheikh Tidiane parce que ñu bëri xamuñu milieu bi boo nee buun taliba lañ xam wala ñu génn fu sori mais fii càmbaar dëgg moo fi ñu ak ki yàlla dimbali te yooyu yàlla daf la dimbali te lii preuve la li nga fi fekk tey ñu bëri ñu ngi doon dut ne ndax dina dem wala du dem mais yàlla rek kay defar mais avant tout di siyaare chef de quartier bi nga xam ne mu ngi fii ba lii amee dem naa ba këram wax ko parce que bëgguma ñu jàmm ëllëg lépp lu may dugg rek dama si am ndigal door a dem su ma newoon bu ko def damay bàyyi te def na li kilifa di def dama ko wax rek mu ne ma loolu lu baax la kilifa day ñëw bu ñëwee déglu leen ko waxtaaneel ak ñoom parce que ëllëg yéenay yore gox bi ma rafetlu loolu siyaare imaam yi fi ne nag di si jiital imaam Ndiaye mooy suñu imaam jàkka jaa ngi nii soxla nañ si ndimbal loolu nag li yàlla xam doy na si jàkka ji ñi ñaa ngi fi xam nañ jàkka ji suñu yaay yi soxla nañu ay finance parce que maanaam jot na pour ñu jàppale leen sonn nañ lool si côté courant ba si côté ndox rukk bi boo fa duggee ñaari kër ñetti kër ñi sa des yëpp amuñu ndox seen këyit am na kuñ ko joxoon mooy Moussa Ba moom lañ ko joxoon man ak moom ñoo ko doxoon ba jël na kayit yooyu yóbbu mairie mais depuis boobu ba léegi amuñu si lu leer man dox naa si ba sonn kañ ma booleel ba ma demee si moom dama dem ñu ne ma dafa génn jox leen ma numéro téléphone am ñu ne ma duñ la ko jox amuñu si ndigal. kan si su ma juumul dafa mel ni kii boobu la ma waxoon dox naa ko ba sonn nag maire bi loon way sànq dafa bëggoon a jël parole mais xaj na peut-être mu jël peut-être mun na ñàkk bañ a jël parce que dafa guddi mais mun naa waxee si seen làmmeñ soxla nañ ko loolu te yàggoon nañ ma di wax ne Mamadou fexeel nga xool loo taxal comme que xale yi loo leen woo ñu ànd si ak yow si ñoom ñoo baax rek waaye man ku doye di laa mais ñoom dañoo baax rek mais fi ma taxaw ñoom mënoon nañ fa taxaw samay mag ak samay rak rek ñoom ñoo fa ne mais alhamdulilah rabbil alamin ba ñu bokkee benn say bokk ndey bokk bàyyi ba lu ma wax rek dañ siy jóg ànd si kon nag comme que ñëw nga fii dañuy profité wax ak yow gisal nga sa bopp lampe bii ki dëkk si kër gii Senelec lay liggéey moo ko fi def feneen ak feneen boo fa duggee dafa lëndëm kurus ba tey rek maa ngi leen doon ñaan pour ñu jéem a jubbanti lii ngir bu ngeen ñëwee mun a am lumière. agressé nañ leen ba sonn ñu ngi nii sàcc kër gu ne sàcc dugg na fa loolu yëpp ñàkk am ku ñu mun a jàppale la mais nag li nga wax dëgg la benn nit nga te benn nit antalul lu bëri mais nag loo si mën ak ndimbal rek ngir yàlla ak yonent bi dañ la koy ñaan si jëmm yonent bi nga dimbali ñu jàppale ñu bu baax fii de gis nga sa bopp barke Cheikhou Tidiane bis boo jógee wax ñu lu leer ngir jóg pour jàppale ñu barke Bañe sunu carte yow yaa ko moom. sunu carte yow yaa ko moom parce que su ma waxul dëgg ba ngeen dem duñ ma ko wax de mais dinañ ma ko jëwee bëggoon boo ñëwee ñoom li ñu nekk si seen xol ñu wax ko man na leen ne ba heure bu ñëw jàkkaarloo leen moom ngeen wax li ngeen bëgg parce que man rek du ma wax
kon fa laay doyale sama kàddu bu rafetee ngeen xam ne si yàlla la su dëggee nag dama bëggoon a jubal rek asalaamaaleykum wa rahmatullah. Monsieur le maire l'honorable député Moustapha Mbengue ñi ngi rafetlu sa teewaay fii guddi na xat na waaye bàyyi nga lépp ñëwal ñu fii amuñu sa fay yàlla na la yàlla fay ndax suñu bëggee Macky Sall yaakaar naa lu tax ci Macky Sall dañ ko war a bëgg boo ñu tegalee Omar Top dañ koy bëgg jàppale ko boo ñu ndax daam fu ñu nekkoon ñu teg ñu ci yoon wu lëndëm tegal ñu nag benn sondeel nañu nag làmp la dina leer waaye ba ñu jógee taxaw xippi suñu bët sondeel boobu dañ ko fay gis la yow nga tegal ñu yoon wu leer tegal ñu ay làmp te naxuloon man duma waxantu sama papa yàpp ma ñing la tudd daan politique talimam jaar ku ko xamul laj dégg nga ko ci politique kon bu ma politiquee damaa war a politique bu ma politiqueul damaa war a politique ma ñëw fii nag dëkk fii ñu dënd fii kër ndax yaakaar naa ki jënd dëkk bokkut ak ki luwee di dem sama yaay Oumy Mbengue sama yaay Awa Sow Fallou Ndour ni ma Moustapha Mbengue ngi nii nañ ko liggéeyal ma ne ko lu ngeen bëgg yàlla nay jàmm ñu nekk ay jàmbaar nekk ay ñoo xamante ni bi ñoo xamante ni ñuy wax dëgg lañ te du ñu jaay ndax xam nga xale boo ànd ak moom di ko wax dëgg te doo ko jaay ci xale bi nga xamante ni bii nag nangu naa aw ci yoonuk leer boobu noonu da lay topp te yàlla rek tax Moustapha Mbengue bi ñu fi doxusee sunu bagage yëpp dafa wadd ci tali bi ndax boobu temps tali bi yàqu na sunu bagage yëpp yàqu boo mag sunu mag sama yaay yi fi nekk yëpp seen ndigg yi yàqu woon na seen tànk yi di metti ndax tali bi du caaxaan mais yaa ñu ko defaral Mbengue Mbor ma ni ku la gërëmul ku la jox ndékki jox la añ bu la nee reer a ngi ñëw mi ngi ñëw xaar ko dara jaru yàkkamti chaque chose à son temps topp mi nga ñu jox nag incha allahu rabbi dinañ ko campagnal bu soobee yàlla dinañ ko liggéeyal bu soobee yàlla ndax kat man commerçante la sama ay frère a ngi fi mooy ñi fi doon wax sànq yor ay nekk ay étudiants yor seen i diplôme ñoom tamit ñaan naa yàlla na la yàlla fal jox la département ba nga jàppale leen di gërëm sama yaay Ndey Fall ndax wax dëgg yàlla jàmbaar jooju tàccu leen ma ko bu baax macha allah macha allah Matar Mbengue maa ngi lay nuyu jàmbaar fàkk dëdd maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm sa liggéey am na solo ci buum ñun nag li ñu soxla mooy aw ma sax lu muy wax ndax ñëpp wax nañ li ñu waroon wax ba pare mais fi mu nekk nii ki nekk ci ndox këram di ball kooku soxlawul éponge kooku soxlawul ceeb soxlawul duulin li mu soxla mooy ku ñëw ne ko massa ndax wax dëgg yàlla ñun ñoo cotisé 2000 kon nga xam ne bëgg nañ buun fii di defar di pomper ndox mi di ko yóbbu si ñaay bi ñi jege taliba di ko yóbbu ci côté canalisation ba nekk kon nga xam ne canalisation bi sauvé nañu tali bi sauvé nañu léegi nag liñ bëgg monsieur le maire mooy lan programme bi ñu tegal nii wax dëgg yàlla nga jàppale ñu ci kontaan nañ bu baax a baax yàlla na yàlla def jàmm merci beaucoup. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين maa ngi nuyu mbokk yi fi daje yépp ku ci nekk ci turam ak santam di jiitalit ki nga xam ne yàlla moo ko jiital ci sunu biir te jiitalul boppam mu de monsieur le maire ñu ngi koy nuyu wa atul buyuuta min abwaabiha maa ngi nuyu ilimaan yi koñ bi di nuyu it ñi nga xam ne ni bëgg nga ñu jàppale la ci koñ bi ba jiital leen yàlla na leen yàlla may li ñu bëgg bu leen ko yàlla maye it ndaw yi fi doon wax liñ fi wax yépp dëgg la waaye man mi fi juddoo xanaa duñ fi xam lu ma fi xamul fii laa juddoo de xam bu ni démb man ci wax lu bari xam bu tey mais damay wax ne ñun war nañ la mën a jàppale rek ci canalisation bi nga def ci tali bi war nañ la ci mën a jàppale
parce que man sama kër a ngi sës ci tali bi kon am naa ci seede di nuyu soxna Ndey Fall mi ak Ummi Mbeng moom waa këram yëpp ñëw nañu maa ngi ko koy wax ma ànd ak sama soxna si nga xam ne moo di Abi Fall waaye sama soxna yëpp benn nger mais dañoo yàgg lool muy ku baax waajuram it di fi doon def di teral ay doomu aadama di leen dimbali ku yëkkati sa loxo daal ba ca kaw ne faalewuma kenn bul tàyyi yëkkatil bi ci des ne kenn faalewuma nit ñi kenn moomu leen kudul yàlla demal yàllaa ngi ci sa kanam yàllaa yor lépp jëlal yàlla jiital ko te liggéey pour ndaw ñi ñooy avenir bi mag ñi seen wàll jeex na xale yi boo leen jàppale ñu jàppale la amul benn farante nii li tax ma dugg ci politique wala may ñëw di wax ak yow sama benn frère moo ma ne Mbeng de boo ko gisoon di nga xaritoog moom ma ne ma mu ne ma du wax lu mu narul man nag Cheikh El Hadji Abdoul Aziz moom lañ ma tudde te moo taxaw ñaanal ma duma la fen mukk ñi mel fi nga jëm te ñi nga àndal ay gor la duñ la war mukk Abi dama ko ne boo demee déglu ko fu mu la joxoñ jëm fa nit day am li ñuy wax ngor ñu ne politique amul ngor bañ lu amul ngor amul waaw politique ku mënul fen déet ma ne déedéet politique du fen na mu araame ci politique na la araame ca jàkk ja nit waxal li nga man andi ay programme jàppale ndaw yi ñu liggéey yor seeni waajur ñu liggéey te man yàgg naa di wax duma bind leetar kenn di la ñaan damay jàpp ñaari rakk julli tàndal yàlla samay loxo waaye bu dara desul lu dul liggéey nag ma ne jàppaleel ndaw yi parce que ndaw yi bu ñu demee dimbali ñu bu ko defee nag bala maa daaneel dama lay conseiller tuuti rek xam naa yaa ma ëpp sax xel waaye moytul la sama Seydil Hadji Malick waxoon Blaise Diagne bu ko nar yow dong bu ko yokk bu ko bokk yow dong looluy mbir mi nga jàppale jigéen ñi jàppale ñëpp waaye wax yoo xam ne nii waxis naka saxandax yooyu boo demee ba sa kër da nga koy segg seet lay jëmale dëkk ba nga dëkk ca kanam waaye ku wax ak yow it amal ngor ak yar ak teggin déglu ko te bu ko ñàkkee teggin waaye la lay jariñ yow ak di jariñ gox ba xam nga ko maa ngi lay gërëm bu baax di la dénk sama jarbaat bi ci sécurité bi la bokk Souleymane jiite sama jarbaat la nga jàpp ko bu baax am na yar am na teggin tey na jërëjëf Oumy Mbeng jërëjëf Abi Mbeng soxna Fall yal na yàlla jàppale leen yal na fi yàlla dolli jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu kontaan naa lool dégg na salaamaaleykum ba ma sant yàlla julli ci yonant bi sant sama ñaari waajur ni jërëjëfa Sëriñ Touba jërëjëfa Sëriñ Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall di sant sama borom kër la ma waxoon kere rek ndax lu ma man moom la ndax ma toogee ba 2 heures ba 3 heures ba 4 heures dañ ko jóge kër Moustapha Mbeng ca dama bàyyi nag man li bandi mbaamam tabaski bu ma fëggee rek bi ma ubbi wan ma ginnaaw ma tëdd ba guddee ngeen dem man kaa guddee dem Moussa la maire ñu téye woon mu nangu lool nag nekku Baye Fall yow Moustapha Mbeng ni ma waxee ne may sa Baye Fall moom mooy sama Baye Fall ndax ma nangu woon lii lu am ma kontaan lool nag di gërëm Oumy Mbeng sama doomi ndey ma ko noppee wax benn yoon ndax dañoo ànd nag ca fakastalu ma teg si Awa Sow tey nag mënoon na maa bañ a jël kàddu sax ndax ñu fi jël kàddu doy na sëkk waaye Awa Sow mii dafa nekk gor bu ñu paree ñu wax ci Modou Mee ndax Modou Mee bu amee programme bi tey Awa la ak Oumy Mbeng ndax ñoo ko togg mu ñor ca fiñ ko toggee noonu la ndax dafa am ñu mu àndaloon mu ciy sori di ci sori ba gisul lu mu xam mu tourné Oumy Mbeng mi woo ko Awa Sow woo ko ñoo ko dox ñoo ko wax ñoo ko togg Awa Sow nag lu fi nekk rek xamal ni ci jigéen ñi Awa Sow la ndax nag ko ñam lañu ñëw tey ci Awa Sow dafay am baat ndax yow ñëw naa jëlee naa la Kër Massar nga ñëw ci këram ca këram ba nga ñëw itam lii la fi nekk nit ñu dëggu nun ñu gëm seen bopp nit ñu kenn mënut a këf di sant di gërëm di sant yàlla di jul ci Seydina Mohamed sangu-sang yi di gërëm sama ñaari waajur di gërëm sama borom kër nga xam ne moom moo ñu bàyyi suñ borom kër yi nga xam ne ñoo ñu bàyyi ñuy taxawaalu rek di niroo ba yu nëb
fuñ toll di taxawaalu te duñ nañu guddi na duñ nañu naañ na sama góor yaa ngi ne sànq ba may ñëw dama ne ko maa ngi dem fële ko ñoom Awa Sow heure bu ma ñëwee bu ma fëggee rek xamal ne man mu ne ma demal te ñëw may nuyu ñëpp nag di nuyu monsieur le maire honorable député ñoo ngi lay nuyu di nuyu Matar Mbeng sama càmmin nuyu naa la siyaar la jox la sa wàccuwaay di nuyu Père Mangone madame Diallo Abdou Ndoye maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp Moussa Ba di nuyu délégation bu jigéen ñi fi toog yëpp soxna maa ngi leen di nuyu ñoo Ami Sarr Awa Sow maa ngi nuyu ñoom benn ñëpp maa ngi leen di nuyu ku limee da ngay juum wala doo matal waaye nuyu naa ñëpp di siyaare ñëpp di nuyu Modou ak Daba Ñing maa ngi leen di nuyu baax di leen sant ndaxte Modou keroog ba ma ko wooyee sama kër ndaxte nag ñun Moustapha Mbengue daf ñoo formé teg ñu fii nag te xam nga bu ñu waxee responsable bu ñu waxee responsable si koñ waroo yem si yow kese responsable dafa war a wut yeneen responsable indi noonu la responsable war a def waaye responsable waxuñu ne nga yow nekk responsable benn responsable rek si biir gox taxuñu wax responsable ndaxte Modou keroog ba ma dikkee ma ñëw fekk ko sa atelier muy liggéey ma woolu ko ne ko Modou mu ne ma ne ko ñëw dama laa soxla mu ñëw toog sama néeg ma ne ko Modou mu ne ma ne ko damaa bëgg ngeen dugg si liggéey bi ndax yéen da ngeen a nekk ay ndaw ñun ñu nekk ay maire nekk fii si dëkk bi ma ne ko lépp nag ñun mënuñu ko yéen ndaw yi yéen lu si bari yéen a ko war a mat ndaxte yéen a war a dugg si politique bi ma ne ko defar dëkk bi ndaxte ñun mag ñii ma ne ko mën nañoo dem fee di wax te duñ ñu déglu waaye yéen ñi nga xamee ne yéen ay ndaw yi ma ne ko lépp lu ngeen dugg ma ne ko bu ngeen waxee ñu déglu leen ndax xam nañ ne yéen ay yore réew mi yéen ay yore dëkk bi ëllëg ñun dañ leen di bunge rek lii olof Njaay di wax ne na ñay bi xàll mbabal rek doom jaa tax ñun buñ nekkee di sonn rek yéen a tax ndaxte buñ sonnee tey dañoo bëgg ba ëllëgee suñ amee ay ñoo xamee ne nii kii nañ leen rek ñu mën ñoo jàppale suñu njaboot ñu mën a liggéey loolu rek a tax ñu sonn si politique waaye ñun du lu ñu amati si politique keroog Modou ba ma ko waxee Modou ne ma yaay de man pare naa si loolu ma ñëw si Awa Sow mi waxtaan ak moom Awa Sow ne ma wóol Modou ma woo ko ba ma wooyee Modou ne ma ñëw si Daba Ñing ma woo Daba yónnee ko wakaar Daba ne ma yaay man loo wax rek maa ngi si ma ne Modou demal si Daba boo demee nga waxtaan ak moom ñoom ñëpp ñu dugg si koñ bi ñu ànd ak Awa Sow mii nga xam ne mooy seen yaay ndaxte kat koñ bii kat tey lii ngeen fi dajale te ñu ne amu leen fi dara xam naa ki waxoon ne amu leen fi dara tey ab xoolam a ngi xasan loolu Njaay di wax xool xasan na ko wokkeesu ko xoola ngi xasan ndaxte tey koñ bu nekk taxaw na fa koñ bu nekk tourné na fa mu mel ni ku ñu jàmm pusi taat sama doom mu génn mu ne ma yaay ñëwal xool ñaari diw ak ngi ñuy taxaw ñi am na lu ñu bëgg a def de ma génn ne leen gis nga fii suñ programme bi ku koy yàq ma ne ko dinaa la def lu bon joxoñ leen bañ xam ne maa ñu ne poy yu dem seen yoon gis nga fii ay responsable yu fulla ñoo fi nekk yu am fulla yu am fayda bëgg Moustapha Mbengue nag ñun Moustapha Mbengue rek lañ jëm buñ gisee buñ commencé politique ba léegi man bu ma commencé politique ba léegi musuma ànd ak benn politicien bu dul Moustapha Mbengue may gërëm nag Ndeye Fall mii gannaaw yàlla bu ma duggee si politique moo ma dugal si politique keroog ba ma ñëwee jël si ma sama kër ne ma Oumy Mbengue kaay ñu ànd politique man ko man Ndeye Fall politique ma keroog ba njëkkee di dem fële ñii kii président Ablaye Wade ñii def benn marche ñu yóbbu si ñaari morceau maag moom mu yore ñaari morceau ñu dem di def marche ñu dem police yi ñoom ba Ndeye Fall ne bokk ñaari kii ya jël ko roof si kii am ne ma nañ ñibbi may ko léegi ñu ñëw ne jagi jeg mu ne ma ne ko ñu de dañ doon marche waaye police yi ñëwee de Ndeye Fall dafa nangu sama bos ak bosam dugal si mbubb boobu ne ma nañ dem booba dañu nekk ñaari càppaacoli rek nag ba mu yàgg Fatima fekkuñu fi ñu ànd ak moom mooy suñu rek fuñ ko yónni nag mu dem ñoo ngi koy sant di ko gërëm moom it di ko ñaan yàlla tey dafa am xew moo tax nekku fi ñu nekk ñetti càppaacoli ñu nekk fi ba tey jii nit ku xonq kii fekkuñu fi kii boole ñoo moom nañu ànd leen ak moom nga teral ko nag lu ne teral nga teraanga bu ne nga defal ko fuñ toll nag di ko gërëm nag te gërëm liñ koy gërëm rek yow la naka teraanga jëm am ba di ko def fii si buun yëpp yaa ko jox poste politique boobu nga ko jox boo ma ko joxoon ma di fa liggéey di tedd di jox nit ñi waaye poste boobu laa amul su ma ko amoon rek di ko damaa jàng waaye bu ma jàng dag ma def député wala nga def ma ci emploi des jeunes bëri na lu ci honorable def waaye bëri na aussi lu ci état def te ñun état lañ àndal ndax bu fekkee ne ministère de l'environnement recruté na plus de 350 jeunes au niveau du département de Kër Massar te ñu ñëw buun jeune buun ne ñoom accédé wuñ ci man daf may xaw a jaaxal
kon day mel ni manque d'information am na mais à partir d'aujourd'hui damaa bëgg parce que ministère de l'environnement am na recrutement yu mu def ministère de l'urbanisme et de l'hygiène publique am na ay recrutement yu muy def te ba tey jii may wax ak yow ñu ngi continuer di recruter des jeunes donc nag waaw ak ministère de développement communautaire et de l'équité sociale mooy kii ni Samba Ndiobène Ka avec Promoville Pavasi dem aussi ak CFPT yooyu yëpp formation yaa ngi fi mais jeunesse bi il faut aussi ñoom tamit ñuy jéem a gestu parce que appel bi au niveau de la préfecture de Keur Massar lañ doon déposer dossiers yi kon nag yéen tamit boo leen déggee information par rapport aux emplois des jeunes il faut ngeen dem déposer seen dossier tey képp ku déposer woon rek yow jël nañ la kon nag Fallou Ndour man dama bëgg information bu amati par rapport ak ces emplois là yow nga chargé wu au niveau de Boune waa jeune Boune yi aussi mun ci jëriñoo loolu laa amoon lu ma doon leeral. Daaru Salaam ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen sant di sant suñu yaay yi nekk fii booba léegi depuis 19 heures ba léegi ñoo ngi toog sedd na mais demuñu taayuñu parce que waxtaan bi ñuy waxtaan moom moo leen ñor di nuyu bu baax a baax honorable député Moustapha Mbengue si ñàkk ki ñaanam wax dëgg fa neex yàlla xeeboo sama jëmm ji saa su ma la wooyee nga ñëw dala ci sant bu baax a baax di sant délégation bi yëpp Père Mangone ñoo ngi lay sant bu baax a baax yaa fi représenté Omar Tok il est empêché ndax moo ngi Belgique di nuyu ki nga xamante moo fi teewlu Idrissa Seck muy Madame Diallo muy jigéen ju jàmbaare jigéen ju mën góor a ngi nii dëkk Daaru Miset waa Daaru Miset gërëm nañ ko bu baax a baax di nuyu le futur maire de Keur Massar Sud muy monsieur Mokhtar Mbengue di nuyu bu baax a baax sama frère honorable am naa beneen idole bu bokkul ak yow muy Abdou Ndoye wax dëgg fa neex yàlla nekk na un frère boo xamante ne si c'est un frère de sang tey fi ma toll fii nii c'est grâce à moom ku ne seet si na ma pour ma ànd ak moom billaahi wallaahi taalaahi mais à chaque fois dama naan Fallou gëmal sa bopp lu mu yàgg dina neex donc Abdou maa ngi lay gërëm bu baax a baax di leen maa ngi sa ginnaaw te foo moo joxoon foofu laay dem bu soobee yàlla di nuyu VSI di nuyu sama yaay Ami Sarr l'incontournable de l'honorable Tafa Ly nga xamante ne si nii dafa bëgg honorable ñëpp xam ko di nuyu Soxna Ngom bi teewal le feu Ousmane Tanor Dieng ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax seen engagement auprès de honorable député Moustapha Mbengue di nuyu suñu secrétaire général Keur Massar Nord Ablaye Gueye nga xamante ne si nii tey final bii nga xamante ne si moom mooy zone 13 moom lañ ko parrainé te incha allahu rabi dinañ ci dem ànd ak yow parce que yàgg nga liggéey ngir zone 12 ak zone 13. di nuyu Mbenda Nguer bu baax a baax di nuyu suñu tonton Moussa Ba bu URD di nuyu imam mais di nuyu sama frère Moussa Ba Daaru Misal di nuyu bu baax a baax sama frère nga xamante ne si ba ma ñëwee si à Keur Massar si COSER bi moo ma teete te wax dëgg fa ne yàlla ku ma yàgg yéene la tey su ma demee ba nekk le coordonnateur de Keur Massar Nord c'est grâce à Ahmed Ka mu yàgg ko défendre donc mon frère maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la féliciter te xam naa cofeel bi nga am ci man bu ko raw la am ci yow di nuyu tamit sama yaay yi nga xamante ne si nii ñoo waral coow li yëpp muy maman Ndeye Fall di maman Oumy Mbengue sama mag Abi Fall ak sama yaay Awa Sow mais di nuyu tamit ki nga xamante ne si tey moom moo woo ñëpp muy Modou et la jeunesse Ansou Amadou Diallo maa ngi leen di dénk Modou ngeen jàpp ko bu baax a baax parce que tey jii nii Modou dafa pare pour jàppale Boune te yàgg na ko def ni El Hadj Ndiaye taxawoo si koñam fële Fallou Ndour taxawoo ko Darou Salam 2 noonu la bëgg a taxawee à Darou Salam 1 te Darou Salam 1 dañ ci amoon représentant te yéen a ngi jooy naan mosoo leen bokk si bourse yi mosoo leen bokk si emploi mosoo leen bokk si lii tey ki leen fi boole loon moom moo fay sa mission tey à Darou Salam 2 man maa fa nekk Darou Salam 2 am na ñu am permis de conduire ay jeunes Ansou yow xam nga bu baax Omar Ndiaye am na permis am te si mairie bi la ko amee am na ay jeunes yu fa am bourse am na ay jeunes yu fa am emploi kan moo fa nekk Fallou Ndour moo fa nekk parce que tey ji man maa nekk ci mairie bi jege honorable député Moustapha Mbengue lépp loo xamante ne si ni information la moo koy jëlee ci mairie bi di ko indi à Darou Salam 2 donc ki nga xamante ne si moom moo dëkk Darou Salam 1 wax dëgg fa neex yàlla nekkal fii honorable moom moo war a wàccee information bi ci yéen tey jii nag gannaaw Modou dafa jël engagement boobu ànd ak suñu sœur Daba Ñing nañ yéen ñëpp waa Darou Salam 1 li ngeen di jooy tey jii nii tey la ko yàlla dogal te tey lay jeex ndax ñun lépp loo xamante ne si nii njëriñu jeune la mu war a jëm si emploi
war a dem si formation parce que ñun xam nañ ne Boune lañ dëkk Boune bokk na si quartier yi gën a pauvre si Kër Massar wax dëgg fa neex yàlla man su ma duggee ci politique c'est loolu moo tax en fait loolu moo tax ma nekk si politique te rëccu ma lu ma doon nekkee politique ànd ak Moustapha Mbengue parce que tey su ñu nee Fallou Ndour tey ba ñu koy romb nit ñi di ko interpeller c'est parce que c'est grâce à moom man maa ko woon fulla ak fayda lu waayaa ko ci moom ba mu def ma li ma doon tey te mun na ko def ñoom Ansou mun na ko def ñoom Mansour mun na ko def ñoom Modou ñii te dina ko def insha allahu rabi ki nga xamante ne si mooy le frère El Hadj Ndiaye tamit ma koy gërëm bu baax mu ni ko constant monsieur le maire wax dëgg fa neex yàlla bu ko neexoon dem de bu ko neexoon dem parce que tamit ni ñu ma doon wooyee noonu lañ ko doon wooyee wóor na Serigne Touba ak sama frère Adama Sané borom Jamtan production tamit Adama Sané moom wax dëgg fa neex yàlla daf ma bëgg moom it toujours daf may ñaax sànq rek sama kër lañ nekkoon avant ñoo ñëw fii mu nekk un jeune bu engagé li jàggat def lu ma deful à Boune tey jii nii man bu ma ñëwee ñun jox ma coordonnateur conseil bu ko neexoon mu taxaw ne du ci dal parce que moo ma jiitu ci yow mais dafa ne Fallou Boune fii yow yaay doxal di topp sa ginnaaw donc mon frère baa lay gërëm bu baax a baax di la sant di la ne sa carrière bi nga xamante moom mooy sa producteur sa production bi yàlla lay yàlla def te tamit sa promoteur bi drapeau bi nga dugal monsieur le maire na nga ko def nag waxoon nga ma ko te tamit na nga ko def waaw ñoo leen gërëm bu baax a baax di leen ne à partir d'aujourd'hui topp leen si ginnaaw Modou wax dëgg fa neex yàlla information yi ñu koy wàccee si yéen comme ça ñu ñëpp ñu mën a jëriñu Boune jëm kanam Darou Salam 1 ak 2 jëm kanam merci El Hadj jar na ko ñu ngi nuyu honorable député Moustapha Mbengue wax dëgg yàlla si moom rek la ñuy wax du ñuy wax si leneen jataay bi rus naa fee sax tudd turu Omar Top ndax Omar Top mu nga fële waaye mu ngi fii ndax maa ngi fi toog di wax rek ni ndaw si maa ngi dégg démb mu naan dafay def forum xaw ma lan des artisans xaw ma de Kër Massar xam nga forum des artisans moom da ngay jàng dafa ne si jàng bu tolloo si jàng bu doon góor day dem si honorable ne ko jàngal ma Kër Massar da ñàkk xam Kër Massar moo ko waral loolu yëpp ay forum nii dafay jàng Kër Massar te Kër Massar ñoo amatul temps bu di may kenn round d'observation Kër Massar fi nekk nii da ngay yéeg commencé liggéey mënoo ko bul yéeg amatul jot te moom dafa nekk si jàng fi mu ne nii ay bu yéegoon fii 2 ans day def round d'observation amuñ jot boobu Kër Massar da ngay yéeg tu attaques tu cognes tu gagnes soo ko mun rek bu def et dans ce cas da nga war nekk élève honorable Moustapha Mbengue comme waa jële sa angle ba kee borom mbaxane mële Abdou Ndoye il est dangereux ma xam naa ne sa bureau sànq dafa lu mun a bëggoon ñaan da nga ma joxoon 14 personnes dama say homme et femme de confiance lañu boo si yokkee Abdou Ndoye muy 15 dama la koy ñaan si kàttanu yàlla bis boo ma toog gañe nga may ñu leen parce que boo leen ñu mayul round d'observation bi day yàgg te kenn duñu ko pardonné donc ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di ñaan jataay bi yàlla na ko yàlla barkeel liñ fi ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu fa ñu bëgg a dem yàlla nañ fa yegg te xam naa ne suñu borom dafa lu mu nar ànd yi ma gis nii yàlla am na lu mu nar ci Kër Massar Omar Top ne daa bëgg mu mel ni Dubaï mais dimbal leen ñu mel ni Dakar rek su ma leen Dakar ñu jël ñun Dubaï sax day ëpp si ñun te incha allah mën na ko parce que programme bi ngay li ma xaw a sàcc nii si yow tuuti moo tax kii moi je suis dangereux bul wax sa programme de maa ngi si am lu ma si sàcc fi nekk nii loolu naa ko jël ñu utiliser ko incha allah yàlla na yàlla barkeel lépp yàlla defal ñëpp jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah def 2 grandes routes 2 fois 2 voies yow boo jógee wee rond-point jëm si Boune soo ñëwee da ngay jàdd à gauche def directement Boune day jege day leer day gaaw mais suñ defee loolu diggante tali bi ak habitation yi espace yi fi des lépp lu manqué Boune ñu def ko fa su terrain football manqué ñu def fa terrain football maison de la femme pour jigéen ñi bu amul Boune ñu def ko foofu commissariat de police pour la sécurité wala gendarmerie yéen a ngi koy jooy ñu def ko foofu CEM ñu def ko foofu sapeur pompier ñu def ko foofu marché moderne ñu def ko foofu su boobaa Boune dina am infrastructure yi ngeen soxla yépp mais su loolu amul tey fan la ñuy def infrastructure yi ngeen wax Boune amul benn infrastructure et Boune nit ñi dëkk nañ ba pare
ña doon jaay suuf si bàyyiwun mbedd yu yaatu yu mën a tali bàyyiwun espace yu yaatu yu mën a def lycée bàyyiwun espace yu yaatu yu mën a def marché waa léegi boo ne ko laajee maire fu ko maire di def kenn mënu ko def si kaw jaww ji on se dit la vérité face to face ñu wax ni dëgg suñ koy def ci suuf si lañ koy def mais espace yeen ko war a def amu fi dans le projet canalisation yi pour en revenir ci inondation yi ngeen wax le projet dina canaliser incha allah Kër Massar ba mu daj fépp fuy am ndox bés a ngi ñëw dootul am ndox Kër Massar ñun danañ xeex ak inondation ba jëlee ko fi avec Macky Sall te on l'a démarré nañ ko dañoo accès-gul buun rek waaye yàqkat bu ko dégg ne buun bokkoo leen ci canalisation yi dem leen côté bële maire côté rek la defar ba mu baax man leen maire ban côté maire daa dëkk côté bi maire dëkk alaaj paate canal yi egg gu fa muy inondé comme buun nekk quartier flottant comme buun mbedd yi mel nii ñoom it ñuy jooy li ngeen di jooy mais nag canalisation yi techniciens yi ko yor ñooy xool fu ñuy commencé ak fu ñuy mujjee ñoom techniciens yi ñoo am xam-xam ne canalisation boo koy liggéey fa ngay sotti ndox ma ngay njëkk a defar léegi foo xottee di dem lu wadd rek dem dugg foofu waaye doo ñëw ci biir dëkk bi rek di gas ay kamb kon bu tawee kamb yi fees dellu ndox fan la koy yóbbu ñoom ñoo ko wax léegi nag kon ñett jege ca déversoir yi ñoo am sens te déversoir yi mooy fan ndox mi géej la jëm mais ñooñu la ñuy njëkkee moo tax bu dee côté bii fële ba inte 10 ci lycée bi foofu yëpp canaliser nañ ko canalisation yi 3 mètres yaatuwaay kamb yi 1 mètre 40 profondeur tali pavage ci kaw éclairage public solaire ci côté yi fu xóot ba ñu yëkkati kër yi yóbbu leen taw féex bu ñu fa ñëwee ñu def fa bassin bi suñu paree espace libéré yi des ñu defar espace de jeu yu xale yi di foowe yeneen yi ñu def parking sportif pour jeunes yi yeneen yi ñu def ay banc public mag bu sonn ñëw toog ci banc public yi doxantu ba foofu toog ci banc public loolu lañ fa def gis ngeen ko loolu du lu may wax lu may inventé boo leen demee dox yi ngeen gis ko loolu day jéggi tali bi day agsi ba buun gi ndax benn projet la muy projet kon loolu bu ñëwee yéen ñëpp ngeen tàggoo ak inondation tey jii projet 2 léegi mu démarré démb convoqué nañ les délégués de quartier pour que ñu monter comité de grief yi nga de plainte yi nga xam ne su projet bi tàmbaliwaatee ku ñu yàqal dara ci commission boobu ngay dem monté nañ ko démb à la mairie kon kay xanaa projet bi day continuer ñu ne mois de mars 86 milliards la ñuy génnee pour continuer les canalisations avec les routes pavées ak yëpp mois de mars bi di ñëw kon suñu muñee canalisation nag gaawul sama gars yi gaawul de gas kamb 1 mètre 40 yaatuwaay 3 mètres ba pare def pavage ci koom nga koy def di ñëw loolu bu ñu waxantee dëgg ay at mooy tax Kër Massar yëpp daj waaye nag fu ñu romb nga noy Daaru Rahman Kër Massar Sud daaw da ñëpp a génnoon ren kenn génnul ñu ngi may dégg fii dañu weddi ren kenn lu tax génnuñu canalisation yaa fa agsi daaw lu tax ñu génn agsi wu fa buun mi ngi taa am na fuy taa canalisation yi accès gul buun bu excès de tout taa kon nañu muñ ki nga xam ne moo ñu xool indil ñu programme boobu di ay milliards 13 milliards la financé fële mu ñëwaat Camille Basse en urgence mu génne 15 milliards mooy doog a jeex mu ne mars dinaa génnewaat 86 milliards waaw kooku suñ ko toppee ñun Kër Massar bu yàggee ñu tàggoog inondation kooku mooy kan kooku mooy Macky Sall son excellence le président de la République moo ko def donc yaakaar naa ne kon inondation bi war ngeen ci am xel mu dal maintenant nañ leen di accompagner rek ba mbaa canalisation di egsi su tawee ñu ñëw jàppale leen lu ñu am ba pare di xeex chaque jour nag naan président canalisation yi na gaaw accéléré ko parce que kat waa Buuna ngi bëgg a dee na gaawal waa Alaaji Paate ngi bëgg a kii nangam nangam loolu lañ ciy def plaidoyer boobu ñu ngi koy def bu baax a baax kon je pense que ñun pour vous dire on a fait un bilan un programme un bilan bu leer nañ tey jii moo tax président am confiance tey jii suñu liggéeyul woon la commune le budget ñu bàyyi ko ci 218 millions yi mu toll woon ba léegi waa budget 218 millions ngay laaj président département dina la ko jox 218 millions daa mën a yorab département du la ko jox c'est parce que le budget de Kër Massar a été multiplié par 10 c'est pourquoi le président de la République a eu confiance pour nous donner ce département de Kër Massar
loolu tamit moo tax encore mu am confiance pour ñu proposer candidat au niveau du conseil départemental de Kër Massar te loolu kuy Kër Massar waa da nga ci war a fier da nga ci war a jàpp da nga ci war a xeex loolu sotti ndax bu loolu sottee li ngeen di jooy yëpp ci lañ koy mën def ndax bu boobaa borom milliards yi ñu teg ñu ne ko indi milliards yi ñu defar tali indi milliards yi ñu defar canalisation indi milliards yi ñu defar ay école indi milliards yi ñu defar ay tribunal indi milliards yi ñu defar ay stade mu jox ñu ko waaye keneen ku dul ñooñu bu ñëwee fii di leen wax dara na leen leer na mi ngi leen di nax affaire bi du ay question ne man fii laa dëkk ay man fële laa dëkk déedéet da ngay ànd ak ki nga xam ne mooy yor xaalis bi mën a defar mu defaral la loolu mooy affaire bi kon nag li ma bëgg ngeen yeewu liste ADT bi am naa ci moom confiance dama leen fi limal sànq kii fu ma leen wax fu mu nekk réew mi Idrissa Seck ku mu àndal Macky Sall kii du coordonnateur départemental URD Djiboka fu mu bokk du Benno Bokk Yaakaar kii du coordonnateur APR Nord APR du Macky Sall Abdou Ndoye mi ak parti socialiste ak ñeneen ñoo fi nekk kon ADT bi Omar Top moom moo ànd ak Benno bi moom moo fi yàgg moom moo fi xam yàgg fi def kon ñun kenn duñu imposer koo xam ne barki démb nga fi ñëw xamoo fi dara buñ la joxee doo ñu defaral duñu ko nangu kon nag fii Omar Top lañ am yaakaar moom moo war a defar Nord mais kon waa Nord am leen seen fulla ngeen votel Omar Top soo leen ñëwee commune mu jël commune soo leen ñëwee département votel Moustapha Mbeng loolu moom ngeen war a def soo leen bëggee dara donc loolu lañ leen wax Oumy Mbeng ma lee mi ngi ci liste bi investir na ko su Top gagné Oumy Mbeng day nekk madame la maire fii conseillère municipale ci Nord bi Oumy Mbeng bu nekkee conseillère dana leen xeexal ak keneen ñoom Abi Fall ak ñoom nangam ñëpp ñu ngi ci liste Omar Top bi kon ñooñu bu ëllëgee ñu nekk ay conseillers fii ci commune Nord jàppale leen maire Ndeye Fall mi ngi ci conseil départemental bi sama liste laa ko def man conseil départemental suñu gagné mu nekk conseillère au niveau départemental di xeex foofu di indi kon yéen waa Boune kon ñaari liste ngeen am Moussa Ba imam tudd na ko sànq naa ko tudd Moussa Ba dama ko investir sama liste pour le département waaw Moussa Ba bii dëkk fii ak yéen woon sama liste départementale waaye comme dafa ne moom li mu gis mooy day dem du dem ci ñi ma wax ne jàppale leen Top moom day dem ci borom zipp bi pour bañ a tudd ay turu jàmbur foofu la jëm foofu la yaakaar ne foofu la man mi nga xam ne nag man maa ko jël def ko officier d'état civil bii mu nekk ci tey ba ma embauché ko defal ko embauchement ku la embauché mooy liggéeyal ba mooy liggéeyal ba retraité nga yore sa pliant kon ki nga xam ne moo la embauché moo la def officier d'état civil tey ba ñoom imam mën la gërëm ndax la ngay am di ko def bu dul woon moom doo ko am doo ko def bañ lay gërëm kon kooku su ne la jàppal ma kii nga bàyyi ko fa ne kële laay jàpp loolu la def kon man bàyyiwuma kenn sama nit la taxul ma jële ko fa mu nekk rek du ma ko fa jëlee fa laa koy wàcc ba lu ma am jël fa laa koy bàyyi na continuer nekk officier d'état civil continuer di liggéey continuer di mën di def lu baax ñu koy wax man nag maa leen waxoon ne leen topp leen ko topp leen Moussa topp leen ko waaye nag léegi waratoo leen ko topp ndaxte comme man mi leen ko tegoon ci loxoom na leen topp leen si ginnaawam góor ñi jigéen ñi jeunesse bi topp leen ci ginnaawam léegi moom comme dem na ci borom sipp bi bu leen topp ci ginnaaw bàyyi leen ko topp leen ci ginnaaw ñoom Oumy Mbeng ñii ak ñoom Ndeye Fall ñii ak ñoom El Hadj ak ñoom Moussa Ba ñoom kii nu mu tuddati Fallou Ndour ñii waaw ak ñoom Dabaak ñoom ñooñu ñëpp topp leen seen ginnaaw waaw ak ñoom Abi Fall ñooñu waaw topp leen si ñooñu nag li ma leen wax mooy ci topp laa leen teg dem leen topp ci topp. benn demande générale boo leen ko defee branchement sociaux yi dinañ leen mën a ñëw andil ndox dugalal leen man leen loolu bu dajee da ngeen koy yóbbu ci Cheikh Ndiaye à la mairie
boo leen ko yóbboo ci Cheikh Ndiaye moom moo koy yóbbu SDE su boobaa ñun ñu def demande d'intervention pour ndox mi mën a ñëw donc loolu lay demee bu dee ne am na ku jëloon volontaire di ko dox nag dem ci Cheikh Ndiaye yóbbu ko foofu kooku moo koy dox encore fexe ba ma am information yi nga xam ne moom laa war a am ci loolu su ma ko amee rek bu boobaa luñ ci mën a jàpp dinañ ko jàpp. feneen fi ma bëggoon intervenir mooy affaire jeunes yi pour l'emploi yi ngi wax emploi yéen dama gis ne fii jeunesse bi fi nekk dañu manqué information kon Fallou Ndour mi ngi fi da ngeen koy rapproché pour emploi yi génn ngeen mën ci am demain rek suba fi mu toll nii maa ngi toog fi di wax ak yéen mais demain à 11h Samba Ndiobène Ka dafa war a ñëw fii Kër Massar xam nga lan la fiy wut si jeunes yi ñu recruter Kër Massar ci xëyu ndaw ñi ci projet pavage yóbbu leen CFPT Diamniadio former leen ci pavage ba ñu génn ñu jël leen ñuy liggéey ci Promoville bi di pavé route Kër Massar yi suba ñoom lay ñëw seet si soo ñëwee ginnaaw mairie yaa ngi fekk foofu ñaari route yoo xam ne ñi ngi koy pavé ay jeunes yu sol ay tenues yu bleu ñoo koy pavé ay jeunes Kër Massar lañ ñun ñoo leen jël ñu yóbbu leen Diamniadio ñu former leen ñu génn ñëw Promoville jël leen ñuy pavé Kër Massar donc loolu information boobu joxe nañ ko à la mairie jeunes yi dem bindu jeunes yi fa nekk yëpp ay jeunes Kër Massar lañ kon yéen yëgoo leen ko moo tax bindu woo leen bokkoo leen et ministre de l'environnement Abdou Karim Sall jël na fi 350 jeunes dañu waxoon appel ku soxla demal nga bindu ji au niveau de la préfecture jeunes yi dem bindu après ñu def tri bi ñu jël leen écarté wuñ kenn parce que 350 yi ñu soxla woon matul ña jotoon bindu ñëpp dañ leen jël d'office donc il faut ngeen di jege information yi di jege la mairie pour ngeen am information yi beneen bi ci des ku jàng ba nga xam ne am nga say diplôme tamit aussi il est bien nga bind benn demande d'emploi adressée au maire nga ñëw déposer ko ci cabinet bi ñu jël ko classé ko ci demande d'emploi yi loolu mooy tax su emploi amee dañuy jël numéro téléphone bi nekk ci demande bi woo la ne la emploi tel am na te sa compétence la nga ñëw xool ba xam su dee soxla nga wax soo soxlawul muy noonu donc jeunes yi il faut ngeen jóg bi ñëw vers l'information mooy tax ngeen accéder à l'emploi mais boo leen toogee ci koñ bi aussi te doo leen ñëw day jafe même les bourses c'est comme ça dañ koy wax ku bëgg bourse ñëwal à la mairie bindu école tëj gars yi ñëw bindu après ñu def cérémonie orienter nit ñi ci ay école ñoom ñu dem donc noonu la ñuy defee bourse c'est sur des demandes mais mairie bi mënul jóg di dugg ci kër gu nekk naan ku bëgg nangam ak am nañ nangam kuy def nangam yéenay ñëw vers la mairie parce que c'est une administration boo xam ne ñëpp a ko bokk am na ko wax sànq nag boo ñëwee mairie duñ la recevoir dañ lay ñàkkee kersaak dañ lay nii déedéet mairie bi am na yoon c'est que boo ñëwee mairie bi administration locale la am na ñu fa nekk ànd ak maire am na ñu fa nekk ay opposants lañ mën nga ñëw nga dugg nga dajeek ki nga xam ne opposant la du nitu maire ngay laajte da lay jànni ñàkkee la kersa soo génnee nga ne mairie bi dañoo ñàkk kersa faale wuñ kenn fekk yow ka nga dajeel du maire du nitu maire mais boo dajeek nitu maire da lay accueil normal te maire am na cabinet boo ñëwee ci secrétariat du maire boo ñëwee foofu kenn du la ñàkk kersa boo demandé li ngay demandé danañ la teg ci yoon bi ngay jaar pour accéder ci loolu donc il faut ngeen jaar ci ruwaañ surtout nag am ngeen ay kudd ku am kudd du lakk Fallou Ndour mi ngi fi passé par Fallou wala ngeen jaar ci seen yaay yi yaakaar naa boo leen ko defee élage mi ngi fi ñoom ñëpp soo leen fa jaaree yaakaar naa di ngeen accéder à l'information accéder ci li ngeen xam ne loolu ngeen di soxla ci mairie pour ngeen am ko kon donc vraiment loolu rek laa bëggoon leeral ci li nga xam ne question yi nga ne moom moo ci des léegi nag li ci des carte yi dina génn su carte yi génnee ngeen dem jëli carte Kër Massar yëpp la ñu changé parce que carte yi dañoo bokkoon département de Pikine yor ay carte d'identité département de Pikine arrondissement des Niayes mais bi pas dañuy génne ay carte yoo xam ne département de Kër Massar la yi arrondissement Yëmbal yéen seen carte arrondissement de Malika département de Kër Massar ñun suñuy carte arrondissement de Jaxaay département de Kër Massar donc carte yooyu mooy génn ñi nga xam ne nag dañoo réerle woon seen carte d'identité dañ ci amaale change ndax carte yëpp mi ngi ci machine bi ba pare kenn demul binduwaat
foofu lay génnee directement état bi moo koy génnee su génnewee dañuy xool sa adresse xool ban école nga war a voter ñu def ci loolu kenn ku ne bu sa carte génnee di nga xam ban école ngay voter jee parce que dañuy xool ci domicile bi fi nga dëkk ñu defal la adresse boobu kon loolu dina régler sax ay problème yenn transfert yi ndax am na ñu bëri dañu dëkkoon sud ñu transfert leen pour ñu voter nord ñii dëkk nord ñu transfert leen pour ñu voter wee sud donc loolu moom day caduc xanaa ka jógee Casamance moom ñëw fii def domicile adresse su nord dinañ xool adresse boobu école ba mu jege ñu yóbbu ko fa waaye ki nga xam ne dëkk na Kër Massar pare am adresse moom ci carte d'identité yu njëkk yi kooku moom ku ko transféré tamit perte nga parce que adresse bi mu ngi foofu école bi mu gën a jege lañ koy orienté kon nag bu carte yi génnee ngeen jëli ko parce que mooy tax nga mën a voté boo amul carte d'identité doo voté bu ñu tayal ñun nañ def séddale ci kudu njëkk yi buñ naan damay xaar ba dernière minute da ngay gis Sénégalais dañoo mën a xaar carte yi le 22 lañ koy arrêté le 22 décembre le 23 mooy élection yi da ngay ko ne le 22 sori na waaye naa toog xaar le 22 janvier lañ koy arrêté da ngay gis ko ne naa toog rek di xaar ba le 22 ma doog a dem ngeen le 22 nag mu nekk àdduna yi nit ñuy joxe ba heure bii du tax mu jeex te suba la ñu war a voté carte yi suñ commencé rek dem leen ngeen ñafe ko jël ko ci bees bi denc loolu mooy affaire bi vote bi tamit aussi ñaari vote la day guddee moo tax préfet mi ngi may contacter pour ñu defar bureau de vote yëpp ñu defar lampe yi parce que bu dee da ngay voté ñaari yoon vote bi day gën a yéex benn yoon lañ daan voté te daan nañ fi nekk ba guddi kon bu dee da nit ki day voté ñaari yoon temps bi day gën a jël temps nañu bokk si ñuy fajaru teel a voté teel a gagné ñun jàpp suñu njàmbur bu ñuy tëj bureau yi fekk ñun ñëpp voté nañ képp ku ànd ak ñun teel a la voté waaw teel a la rang def sa ñaari vote jàpp sa njàmbur xam naa ne buñ duggee ci campagne bi incha allah dinañu def ay séance de yu mel ni yoon dañuy ñëw wane ni ñuy voté ànd ak spécimen yi wala noo koy lemee wala noo koy dugalee ci enveloppe bi ak noo koy defee ci urne bi wala bi ngay voté nord wala bi ngay voté département ak bi ngay voté sud ak yëpp ngeen xam ko kon vraiment loolu rek laa bëggoon wax ñu ngi sant ñi organiser lii yëpp femmes yi ñi ngi wax ay affaire financement mais yaakaar naa ne femmes yi moom du ñu gan ci man je pense que xam nañu ñun nan la ñuy liggéeyee c'est nos femmes xam nañ ni nga xam ne noonu la ñuy liggéeyee ak suñuy femmes y a des financements yoo xam ne da ngay fay y a des financements yoo xam ne man maay ñëw maye sama xaalis am na sax 500000 bu ma leen digoon xam naa ne balaa ñuy dugg ci campagne danaa leen ko jox incha allah Oumy Mbengue les femmes de Oumy Mbengue balaa ñu dugg ci campagne bi dinaa leen ko jox bu neexee yàlla incha allah campagne bi le 6 janvier lay démarrer mais balaa boobu incha allah di ngeen ko jot donc je pense que loolu la yàlla baax na yàlla nañu yàlla jàppale en tout cas ñun ñëpp Kër Massar lañ dëkk on a des ambitions pour développer la commune de Kër Massar te soo leen ñu jàppalee rek am nañ yaakaar ne président nim ñu déggalee ak fi mu ñu teg ak ni mu amee suñu confiance ak luñ ko wax rek mu taxaw si yaakaar naa ne li ngeen bëgg ci buun wax ñu ko suñ ko waxee ak moom loolu yëpp dina fa am incha allah ñu ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf.